dañu ñëwoon fii tey Thiès saafunte ak suñu camarades yi nga xam ne ni ñoo nekk ci coalition ñoo nekk ci parti PUR saafunte ak ñoom sensibiliser leen redynamiser leen ñu gën a yokku taxawaay bi et loolu cela ne veut pas dire que taxawuñu parce que résultat yi nga xam ne nii coalition Yewwi Askan Wi am na ko fii Thiès wane nañu seen taxawaay gis nañu ki nga xamante ne nii moo nekkoon ci jamono premier ministre nekkoon ci jamono ministre ñëw ñu jox ko je pense lu ñu ko jox mooy conseil économique et social ñu gis suñu camarade bi Mamadou Djité tëccu ko ci waxin bi nga xam ne ni moom Khalifa Sall di waxee tëccu ko ci tëcc yu doy waar donc loolu dafay wane rek que ni waa parti PUR am nañu taxawaay ci Thiès coalition Yewwi Askan Wi am na taxawaay ci Thiès donc ñëwuñu pour wax leen ne leen taxaw leen mais duñu ñëw pour yokk leen doole duñu ñëw pour waxtaan ak ñoom jàjji leen comme ni nga ko mën waxee donc loolu moo ñu fi indi te bu ñu fi jógee dinañu dem feneen ak feneen pour wax it ne coalition Yewwi Askan Wi coalition la boo xamante ne nii fa ñu jëm élection yi weesu am na ay résultats yu am solo yu ñu am waaye élection yii di ñëw dafa am solo parce que bu ñu demee ba li ñu bëgg ñu am ko moo di Macky Sall danañu def tout mu dem avant 2024 te ni muy demee mooy lan su fekkee ne dem nañu ba am majorité au sein de l'Assemblée nationale dañ koy imposer cohabitation puisque moom moo tëgg ci constitution bu bees bi mu tëgg daf ci wax ne premier ministre bi mi ngi jógee ci ci mouvance majoritaire bi lay jógee donc suñu ko gagné am majorité au sein de l'Assemblée nationale premier ministre bi ci ñun lay jógee te ñu jëlee premier ministre ñun mooy cohabitation dana am te bu boobaa moom li mu bëgg dootul mën a am li ñu bëgg rek mooy am. bu leen su boobaa bu leen joxee premier ministre ngeen jël. ne du moom moo ñuy jox loi bi moo ko wax ni ko suñu demee ba tollu fii premier ministre bi fii lay jóge bu boobaa kay daf ñu naan joxe leen seen premier ministre waaye moom kay du wax li muy loi bee ko wax. nga dañu nekk ci dëkku démocratie ku nekk lu la neex la nga xalaat nga wax ko donte sax ñu ngi wax it nañ ko wax ci yenn anam yi waaye parti PUR ku ci nekk xam na ne parti la bi ñetti parti yi am. initiative mettre en place cette coalition moom bokk na ci muy PUR Pastef ak Taxawu donc nekkuñu ci dynamique aussi wax am nañ tant de maires tant de conseillers loolu du li ci gën a am solo. ñu gis ne tamit am ngeen taxawaay teewoon te foofu dañ leen fa gagné. waaw da di rek am na lu ñu xam te xamu leen ko am na lu ñuy wax ci presse bi ak lu ñu dul wax ci presse bi waaye li ñu xam te xamu leen ko bu leen ko xamoon xëy na question bi doo ko poser parce que ci waawaan beneen affaire la. te liñ ci war a liggéey ñu ngi ci te fa ñu jëm soreetul ñàkk ko gagné du sax gagné ko la ñàkk gagné dafa am liggéey buñ ci war a def ñu ngi di ko def lañ ca war a am fañ ca war a toll mi ngi ñëw. njiitu réew mi mu ngi waxtaan ak yenn maire yi ndax yéen bokkoo leen ci. waaw njiitu réew mi moom laa doon wax sànq xam nga njiitu réew mi aussi bu amee temps bu muy perte dem ne day waxtaan ak ay maire Yewwi Askan Wi bu ko neexee waaye li am ba am moo di moom laa doon wax sànq ci nasaraan ba fii ma nekk di wax ak yéen mairie Yewwi Askan Wi ñu nekk en séminaire à Dakar te ci point de presse yi nga xam ne nii defoon nañ ko ci jamono yi wees waxoon nañ leen ne leen Yewwi Askan Wi dina mettre une association des maires boo xamante ne nii dafay tënk tous les élus yu nekk ci Yewwi Askan Wi mais loolu it ubbi nañ ko waa Benno Bokk Yaakaar sax ñu ngi leen di tàllal loxo ñu ñëw dugg ci. parce que ñoom xam nañ ne ñu ngi nekk ci yoon yi dem te fagaru moo gën faju ñu ngi leen di wax ñoom ñi nga xam ne nii am nañu ay valeur donte it am na ci ñoom ñu am ay valeur kooku mënuñ ko niyee ña ca am ay valeur ñu bokk ak ñoom gis ñu ngi leen di ñaan tàllal leen loxo ñu ñëw dugg ci association des maires bi nga xam ne ni moom la ñuy tënk. fi ñu nekkoon day di wax ak yéen am nañu ay camarades yoo xam ne nii bokkuñu sax ci parti bi duñu maanaam bokkuñu ci diine bi sax. bokkuñu ci daayira bi bokkuñu ci diine bi waaye dafa am loo xamante ne nii xëy na journalistes yi daan nañ ko wax ak suñu yenn mbokk politiciens yi daan wax PUR c'est un parti religieux c'est un parti daayira waaye foog naa jamono bi yëpp dégguma ñu wax ko ndax ay stéréotype la mooy maanaam nit ki boo ko xamul da nga koy dëkkal fu mu dëkkul boo ko xamulee li nga war a def mooy nga dem jéem ko xam mais defoo effort boobu jéemuloo ko xam waaye da ngay dem dëkkal ko fu mu dëkkul mais ñun depuis ñu safonte ak ñi nekk ci coalition bi ak Sénégalais yi xam nañ ne PUR newul ci dynamique boobu ñu ko bëgg dugal ñun dépassé nañ loolu daayira Moustarchidine wal Moustarchidaty amul benn parti politique boo xam ne ni
bëggul mu ñëw jàppale la bu ko amee nga wax ma ko ndax bépp parti politique bu fi nekk bés bu yàlla sàkk ñu ngi taal seeni oto di seeti kilifa diine yi pour ñu dimbali leen pour ñu jàppale leen donc PUR su amee chance wéeru ci daayira Moustarchidina wala Moustarchidaat et loolu dañ koy assumer à 100% man Moustarchid la à 100% am nañu ay camarades yoo xam ne duñu ay Moustarchid ay catholiques lañu il l'assume le fait que Serigne Moustapha Sy nekk président bi gêné wu leen puisque bu leen gêné woon du ñu ñëw au contraire daf leen di motiver pour ñu ñëw exactement pour wax ne yi ñuy wax ay waxantu la daf ñuy tardel nañ ko jël teg ko fële xam ne PUR rôle bi mu war a jouer ci échiquier politique Sénégal amul kenn ku war a mën a tax ba du ko jouer en termes de dynamique en termes d'apport en termes de leadership danañ ko jouer incha allah su neexee yàlla